jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di jàmm ji info point net. sa naataango bi ñuy wax Patrick Simonet bu TV5 joxoon na ko itam ci domaine boobu maanaam kañ ngay dagal mbirum góor jigéen ñu defee ne jeex na Justin Trudeau ñëw daal di ko dàbbaliwaat ñun nag jàpp nañu ne un pays jeune comme le Sénégal am un président jeune qui comme tout président nouvellement élu day am des ambitions dañu amoon yaakaar ni et c'est tout à fait légitime que ay autorités yi nekk ci monde occidental yi bu ñu waree yëkkati kàddu moo xam à l'occasion d'une visite wala boog moom mu fekki leen ñu ngi séntu ne ñu ngi koy naan suñu xalaat day pour mën a suqali mbayu Sénégal lii la ak lii tegtal yi ñu la bëgg a jox ci santé bi ni nga def nii ak nii économie bi ni ñu war a def dégg nga ba mu jëm kanam ak mbay mi nii loolu lañ doon séntu waaye lu day ni Premier ministre Canada nekk une grande puissance en Amérique du Nord ñu recevoir la dans un cadre aussi solennel que la salle des banquets amoo looy def lu dul jàkkaarloog président de la République les yeux dans les yeux ak ñàkk jom naan ko kañ ngay ndaganal ngóor jigéen loolu xeetu yabeel la boo xam ne ñun Jamra wax nañ Macky Sall bu ko mënul régler nañu bàyyi ñun ñu régler ko moom mu ngay bañ di bañlu waaye dafa doy ñu di ko wax yooyu te boo ko seetloo boo gisee ñuy làmbak di ko làmbaat parce que ñoom ba tey ñu ngi dundee yaakaar ne xëy na jamono dana dox ba ñu daan Sénégal jël bu set wicc ni lobby yi daanee République centrafricaine nga xam ne daganal nañ fa ngóor jigéen daan nañu Gabon daganal nañ fa ngóor jigéen Île Maurice daganal nañ fa ngóor jigéen sànq rek avant ngi ñëw maa ngi jokkoorloog jokkoo téléphone ak suñu benn mbokk immigré bu nekk Cap Vert daganal na ngóor jigéen te Cap Vert dafa sës rëkk ci Sénégal kon luy raam ci ñag bi la jëm alors donc ñoom balaa ñu am jàmm Sénégal ali ñëw ci loolu Macky Sall nag mu ngi def lu mu mën waaye léegi nag ñun li ñuy décider bu yoboo ñu naan dañuy défier loi bi ak yooyu waaye li ñuy décider chef d'état bu fi ñëwuti te ñu am njort ne loolu ngay bëgg wax Macky Sall wala boog nga jox ko wax balaa ngaa ñibbi dinañu perturber sa visite ñun Jamra dinañu wàcc ci mbedd mi manifester autorisation ou pas xëy na dana am ay lacrymogène xëy na dana am ay arrestation waaye bëgg nañ télévision yi accompagner kilifa googu filmer pour ñu xam ne avocat lobby homosexuel bii doon wax Macky Sall nañu daganal ngóor jigéen il a échoué parce que léegi du Macky Sall rek kay bañ waaye le peuple aussi refuse. Imam Makhtar fi may jëm tuuti muy dafa mel ni amoon na plainte boo xamante ni déposé woon ngeen ko plainte bi fu mu toll. waaw xam nga occasion la sax ma baamtuwaat nii ñun Jamra wootewuñu tarixa wootewuñu daayira Jamra nekkul gendarme de la conscience de qui que ce soit nekkul le directeur de la morale de qui que ce soit d'ailleurs yàpp sénégalais sax weesuwul bëgg askanale Jamra foofu ak sénégalais ni ñu ko xamee ci am jom daa di am un attachement à la liberté d'expression kon Jamra du dara lu dul ñu mel ni yow Mountakha man ak sa techniciens yi ak ñeneen ay père de famille ak mère de famille yu ittewoo sàmm suñuy njaboot aar suñu doom mais surtout ittewoo aar valeurs yu rafet yi fi mag ñu baax ñi bàyyi Jamra loolu rek la alors ci biir loolu nag bu fekkee dafa am ay dérives yu am jaadu na ñu jóg taxaw ndax sang bu tedd bi moo wax ne boo leen matale juróomi ponk yi taxul seen njullit mat ñu ne ko ku matal sahadaat bi waxtu wi juróom joxe azaka woor weeri koor dem màkk bu la ko sa poos ak sa santé maye mu ne loolu doyul ñu ne ko lu koy mottali mu ne ñetti taxawaay yi loo leen gis muy raam te muy lu ñaaw te muy injustice te muy nar a ñëw tilimal malaanoo islam waajib la maanaam obligation la pour jullit bi nga opposé wu ci fi yeddi yi la wax par l'action nee na bu jàppandiwul fi lisaani yi nga wax su jàppandiwul fi xal bi yi Latif sax daan na faral di kaf sax naan fi xal bi yi maanaam pour nga naxarlu ko sa xol
nee na dañ ko war a bàyyi ak suñu maam yu màgget ba xubidaas nga xam ne toog sajaada di ñaan rek la ñu mën waaye ñun ñi nga xam ne ñu ngi mën di dem ak ñëw di xeex ak xuloo nañu ittewoo fii lisaani yi di dénoncer ak fii yeddi yi di jëf alors loolu waral ñun ci loolu la ñu sukkandiku ba ña nga xam ne dañuy jóg ne am nañ seen i sponsor yore seen i milliards lu leen neex def di fi bëgg jàllale des productions audiovisuelles di yàq suñu doom duñ ko nangu ndax xam nga muy yow Mountakha muy man yàlla may nañu xëy na un sens critique ñuy maanaam li wolof di wax ràññee ñu mën di ràññee xale xamul loolu lu jóge ci télé bi ñëw dugg ci yóor wi rek daf koy assimiler jàpp ne noonu la alors série bii ngay wax di réewu leen moo yées maîtresse d'un homme marié bi nga xam ne déggoon ngeen suñu coow ak moom ndax ñoom dañu doon def de la pornographie verbale ay sama lii maa ko moom ku ma neex laa koy jox dañ daan def apologie de la fornication la promotion de l'adultère di rafetal ak di taaral njaaloo ñii de multiplié par 10 def nañ ko mu di ñaari mbir dañuy nasaxal kasaraal l'autorité parentale bi nga xam ne dafa am solo ci suñu cosaan ci suñu culture kilifteefu wayjur dinaa la si jox exemple léegi dañ koy dammate ko kasaraal ko ñaareel ba mbirum góor jigéen acteur la ñu jël carrément parce que du question waxi góor jigéen rek mais ay acteur ñuy jouer rôle góor jigéen ci biir série bi xale yi di ko seetaan mu nekk ay kafa ki ree waaye am na lu muy def ci seeni yoon masalan kenn ci ñoom mu nga tëddoon di nelaw yaay ji ñëw di ko yee nee na rafet kaar la ko tuddee waaw xam naa ne góor la waaye bu ne rafet kaar rek loolu rek déjà am na lu muy tekki yee ko xale bi jóg ne ko yaay yow nii nga may yeewee yow xamadi nga réew nga wala loolu rek sa ndey ñu toog tuuti beneen moroomu góor jigéenam ñëw doon ko seet si am na baat bu mu utiliser sax nee na mu ngay ñamax yi di ñëw ndax waa ji doxin beeg manière yeeg et cetera ba yàggee yaay ji di ree xale bi ne ko looy ree mu ne ko man kay tagg yi mu lay tagg rek moom laay ree mu ne ko lu ci sa yoon yow yaay réew nga yow yaay sa yaay yaru la loolu wax loolu ñu di ko foye alors yemuñu ci loolu ba ci baay bi ñu wane fa tamit ay séquences yu ñaaw baay bi dafa am ñàkk fayda gu day ni di dem di dugganteeg ay xale yoo xam ne ay moroomi doomam lañ xale bi daggal ko ci ay kaddu yu ñaaw yoo xam ne mënuma ko répéter fii am na foo xam ne dafa ñëw ne yaay ji ana serviette sama serviette ba ma la joxoon pour nga fóot ko di sant yaay ji di ko liggéeyloo yaay ji ne ko waa fóot naa ko paase rek ci des daal di daw xërëb indi ko xale bi jël serviette bi xeelu ko ba pare dénk ko téléphone am portable bi ne ko bés loowu ma la nag alors ba épisode yi mujjee 4 xaw ma 5 baay bi mu ngi yàdd doom ji naan ko yow jigéen ñaa ngi fi ngay nekk fii di kii rek acca demal nga engagé leen boo biiralee man may ngénte lépp nag ñu taraxlaaye ko laal ko ci scénario boo xam ne góor jigéen la ñuy valoriser tamit ñàkkee teggin waajur le danger nag mooy loolu psychologue yi ak sociologue yi di wax maanaam la banalisation subliminale de la déviance comportementale maanaam jàpp loo xam ne ngor bugg ko diine bugg ko ci comportement surtout xale nga xam ne dañ ko war a waajal def ci moom ay jikko yu rafet ngir ëllëg nga di ko imposer benn produit audiovisuel mu di ko seetaan sous forme de kaf muy ree psychologue yi nee nañ mu ngay dugg ci inconscient bi mu ngi ciy dugg loolu la ñuy wax normalisation subliminale maanaam si lu mu dul seetlu mu dem ba yàgg nag bokk ci moom ba moom mu jàpp ne jànni sa waajur saaga sa papa wala sa papa wax nga ne ko da ngay fen ñu jàpp ne lu normal léegi tamit normalisation subliminale boobu góor jigéen yi nga xam ne ñaar lañu ci film bi ak seeni manière ak seeni regeju ak seeni fem te muy ay góor sa doom bu am 15 ans 10 ans 16 ans di ko seetaan dem ba yàgg def ko kaf di ko ree mbir mi di dugg ba bokk seen jikko
kon nag ils sont en train de former des générations de góor jigéen de l'avenir. Alors looloo waral nag ñun li ñu yoon may def nañ ko xastew ñu saagu ñu defuñu dara yoon daf fi nekk pour ñëpp dañu ne dans un état de droit du acharnement du dara am lañu droit ñun consommateur ñun père de famille bu ñu gisee ni am na production audiovisuelle buy agressé suñuy doom ku mu saful nag nga toog bu dee yow nee nga baax na garaawul bu say doom ñi di ko jox ay modèle góor jigéen ci ay télé bu dee wàññiw la dara nga toog waaye nga bàyyi ñun ñi nga xam ne suñu sang bu tedd bi Seydina Mohamed moo wax ne jullit boo gisee luy tilimal jikko yi luy yàq malaadul islam na nga jóg opposé wu ci fi yeddi yi na nga ñu bàyyi ñun ñu jëfee loolu waaye nga naa bu kenn wax Jamra dafa bari li muy wax dinañ ko wax nag. Alors plainte ba dem na yónni nañ ko ki ngeen di faral di tuddee yéen les acteurs de l'audiovisuel le gendarme de l'audiovisuel mu di le CNRA le Conseil national de régulation de l'audiovisuel jot na ko d'ailleurs boo fii jógee ma di ko woo parce que suba la lundi pour relancer ko le ministre de l'intérieur jox nañ ko ampliation parce que y a des risques de trouble à l'ordre public maa ngi yëgal ministre de l'intérieur ne ñun yéen autorité da ngeen ñu war a jàppale ci xeex bi et je rappelle que plainte bi du Jamra rek dañu lëkkaloo ak ASRED ak beneen kuréel bu ñuy wax le comité de défense des valeurs morales te kàngam yoo ko jiitee di oustaz Adama Mboup ak tamit sëñ Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall di jarbaat si sëñ Mountakha sa turandoo khalife général des Mourides nekk tamit sët ci maam Cheikh Ibra Fall ñooñu la Jamra lëkkalool déposé plainte bi. alors li tax ma ne autorité dañ ci war a jàpp ndax ñu xeex lu ñaaw yii nga xam ne mu ngi raam te dafa nar a yàq dëkk bi te suñu borom fu ngóor jigéen am réew moomu ci toroxte la jëm ak alku wane na ko ci fukki fatwa ak juróom-ñett suratul anfal suratul ankabut suratul uhud suratul anbiyaay 18 fatwa di leen rëbb te saa wu yëkkatee kàddu dafay def rappel historique ne boo leen amee jom di ngeen fàttaliku fa ma jaar ak askanu Lóot boo demee ci Injiil bi yonent Yàlla Iisaa ñu ngi ko tuddee la malédiction de Sodome et Gomorrhe. alors ngeen war ñu ci jàppale ndax ñun dañuy jouer rôle de soupape de sûreté mer yu bari yoo xam ne nit ñi mer nañ ko ba bëgg a def naka su dul noonu ñun la ñuy seet ñun ñoo leen dalal ne bàyyi leen ñu teg yëpp ci yoon kon na ministre de l'Intérieur xam ni il y a des Sénégalais yoo xam ne bokkuñ ci benn kuréel di ay jullit mu metti leen lool à n'importe quel moment dérapage mën na am kon nag ñun ñi nga xam ne dañuy opter pour une démarche républicaine nañu moytu di sàggane ak di soofantal ak di tànqamlu suñu démarche. plainte bii ñu la jox yow Babacar Diagne jox copie ministre de l'Intérieur jox copie le ministre de la communication jox copie le directeur de la RTP na ngeen ko jox ak xam protéger xale yi aar valeurs yi sàmm diine ji kii nag jot naa ko téléphone du téléphone sax dañu daje ci benn xew directeur ARTP muy Abdoul Ly moom rafetlu na suñu liggéey waaye nee na ñoom ARTP agence de régulation des télécommunications et des postes ñoom mbirum mu tuddati signaux yi la ñuy toppatoo aspect matériel yi yooyu la ñuy toppatoo alors mu ne ma kon plainte bi ñun dañ koy jël imputé ko au CNRA loolu la ma ARTP wax voilà léegi nag dinaa jokkoo ci kanam tuuti ak Babacar Diagne wax ko li ma directeur ARTP wax ndax xam nga ARTP ñoom fi ñuy agiré mooy bu dee dañu teg daan nga lànk ne doo ko exécuté par exemple daloon na fi Walfadjri bi ñu leen songe te teg ko ci yoon pour seen produit audiovisuel boobu ñuy wax le business du sexe nga xam ne wax bi rek àtte na boppam CNRA jox ñu dëgg ne leen arrêté leen ñu lànk gars yi ne baax na léegi épisode boo leen jàllati rek 5 millions amende la ñu dëgër bopp jàllale benn épisode rek alamaan bi dal 5 millions ñu ne du ñu fay foofu nag la ARTP entré en jeu alors CNRA saisir ARTP pour ARTP dem couper signal bi ñu xamee ne caaxaan faaxe Walfadjri def chèque 5 millions dal di fay alamaan bi xam nga 5 millions yi xajoon na feneen alors kon bu ñu eggee ci position extrême yooyu ci la ARTP di entrer en jeu mais en attendant la balle est dans le camp de Babacar Diagne
alors ñu ngi koy interpeller pour que mu baral loxoom parce que lu muy yéex rek dégâts yi ak musiba yi mu ngi gën di law ndax bii passé wax naa ko sànq 4e la xaw ma 5e épisode dañu gën a rakkaaju yemuñu sax di wane baay bu ñàkk fayda te yàqu ak ndey ju ñàkk fayda sa doom ne ko góor jigéen yaddoo ko nga naan ko rafet kaar na nga def yemuñu ci loolu léegi bàyyi ñooy xiir doom yi ci débauche parce que mu ngi naan doom jeew da nga ragal nangam demal ci jigéen yi boo biiralee garaawul man danaa ngénte alors donc mooy épisode yi mujj génn. Jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jàmm ji info point net.